salaamaaleykum mbokki xoolaankat yi di safoo di xoolaan seen site bii di JMB TV tey boo leen gisee motaar yi boo leen gisee taxawaay bu taaru bu rafet bi ñu ànd ak son excellence le président de la république Adama Barrow ñu war a dem jëli ji président du Ghana muy John Dramani Mahama mu war a ñëw def si benn visite boo xam ne nii visite de courtoisie la saafonte ak kii di président bu Gambie ñi ngi nii boo leen gisee motaar yi ñi ngi nii jëm si aéroport international bu Gambie ànd ak son excellence le président Adama Barrow muy visite boo xam ne nii visite bu am solo la visite bu am solo lool si président bi boo leen gisee lii yegg si nañ fii si aéroport international bu Gambie boo leen gisee aéroport bi nag fii mooy bërëb bi ñu yegg si mooy bërëb boo xam ne nii bépp président bu jugee si beneen gox beneen pays beneen dëkk beneen réew fii lañ lay taatagal fii la lay président bi di accueillir fii la lay xaar fii lay njëkk a waxtaan ak yow avant moo yegg fee si palais de la république bi ñu ngi noonu ñu ngi ànd ak le cortège yegsi nañ si palais bi mi ngi saafante ak gouvernement bi waaw yéen a ngi ko gisee noonu mi ngi saafante ak gouvernement bi ngi saafante ak homme de tenue ak officier yi pour jàll fee avion bi di wàcc mi ngi noonu mi ngi dugg moo koy xoolaankat yi bu leen fàtte di abonné bu leen fàtte aussi di liker sunu vidéo yi di ko partager aussi parce que daf ñuy may doole pour ñu gën a leen indil yeneen mi ngi noonu ñi ànd ak moom ba tey ñu ngi ànd ak ay garde rapproché am ñu ànd ak voilà comme ni ngeen ko gisee nii soldats yi ñi ngi maaj pour defar taxawaay yi pour jëli xaar kii di son excellence le président John Dramani Mahama yes fii si aéroport bu Gambia gis ngeen ko noonu mi ngi noonu soldaar yaa ngi maaj pour taxawaay bu am solo boo xam ne nii moom lañ nar a xaaree kii di président John Dramani Mahama voilà yéen ko gis noonu ñi ngi maaj pour taxawaay bu rafet pour taxawaay bu taaru macha allah ak seeni tenue yu rafet macha allah boo leen gisee ba tey soldaar yaa ngi màcc ñu ngi noonu di màcc di taxaw di xool seen taxawaay bu rafet bu ñuy taxaw waaw góor ñu ngi noonu taxaw nañ taxaw bu am solo di def seeni présentation di def seen taxawaay di xaar kii di son excellence le président du Ghana son excellence John Dramani Mahama ñoo xam ne si weer yi si génn si la def cérémonie am fële sa Ghana voilà comme ni ngeen ko gisee noonu roppalaan baa ngi noonu di yeesi mi ngi noonu roppalaan baa ngi noonu di ñëw pour war a taxaw def position am wàcc mu saafonteeg le président son excellence Adama Barrow war a saafonteeg gouvernement bi war a saafonteeg takk der yi voilà roppalaan baa ngi noonu mi ngi ñëw pour taxaw bu baax mi ngi tourné mi ngi tolloo fukki fan ak juróom ñaar si weerum janvier si atu 2025 fii si Gambie waaw góor taxaw na gouvernement baa ngi noonu ñoo ngi taxawaay bu rafet taxawaay bu taaru voilà son excellence le président de la république bu Gambie son excellence monsieur Adama Barrow mi ngi noonu waaw son excellence mi ngi noonu le John Dramani Mahama saafonte ak le président mi ngi koy xamale di ko présenté gouvernement bi di ko présenté takk deram yi officier ak sous-officier yi voilà ñu ngi dox noonu ci tapis rouge bi ñu ngi jëm fu ñu war a taxaw ñu taxaw fa pour def lii di hymne national bi waaye tamit mu saafanteeg takk der yi waaw mi ngi noonu ñu ngi def hymne national
waaw ginnaaw bu ñu defee hymne national pare ñu mu def présentation saafante takk der yi si la jógee foofu noonu defaat beneen xamante ak ñenn si gouvernement bi mu ngi noonu son excellence le président du Ghana président John Dramani Mahama ànd ak wëllëreem ànd ak xaritam muy son excellence le président Adama Barrow ñu ngi koy présenté xamante ci gouvernement bi ak le président du Ghana John Dramani Mahama tey fii ci Gambie mu nekk benn visite boo xam ne nii visite de courtoisie la bu son excellence le président du Ghana ñëw def ci fii ci Gambia mi ngi noonu ñu ngi dox di dugg ci hall VIP bi mi ngi noonu président du Ghana ak président son excellence Adama Barrow mi ngi koy présenté moom it gouvernement ñoo xam ne ni ñooñ la àndal ñëw fii ci Gambia muy ñenn ci gouvernement bu Ghana présentation di def xamante saafuwante fii ci aéroport international bu Gambia toog bu njëkk a toog def ñu ngi nii jël nataal boo xam ne nataalu souvenir la ci ñenn ci gouvernement bi jugee foofu ñu bi jëm direction feedi fu ñuy dalloo buñ dalloo ba pare taxaw def discours waxtaan ak askan wi mu waxtaan ak président bi waxtaan ak moom visite bi naka la ko dundee fii ci Gambia ñu ngi noonu di génn aéroport ñu ngi noonu jëm fële sa capitale ba moo xam ne moo tudd Banjul ndax macha allah cortège bi jëli ko fële sa aéroport ànd ak moom ba ci palais présidentiel ñu ngi noonu yegsi nañ ci palais bi ñu ngi dugg noonu def entretien waxtaan wax nan la dundee journée fii ci Gambia visitam yegsi na def na saafante ci salle bi mi ngi noonu waa ngi gis drapeau yi bu Gambie ak bu Ghana muy wane ne dëkk yi benn bopp la benn lañ waaw le président son excellence Adama Barrow ñëw na taxaw di xaar fii ci palais bi le président de la République du Ghana son excellence John Dramani Mahama fii lañ war a defee ñun ñaar discours fii lañ war a waxtaanee fii lañ war a waxee mi ngi noonu yéen a ngi gis oto baa ngi noonu bu président bu Ghana yéen a ngi gis kooku noonu nekk suñu kanam mooy son excellence le président Adama Barrow di xaar collègue am di xaar xaritam ci visite de courtoisie bu mu ko defal fii ci Gambia mu am ci mbégte lool muy son excellence le président John Dramani Mahama ñu noonu salutation de bienvenue moom lañ koy defal noonu jox ko na ko def salutation après gunge ko pour mu taseeg kii di xaritam di wëllëreem son excellence le président Adama Barrow di président bu Gambia ñu ngi noonu ñu leen di fàttali ne ñu ngi fii ci palais présidentiel bu Gambie macha allah saafonte ànd dox jëm ci biir palais bi ñoo ngi noonu yes nañ biir palais bi ñoo ngi toog ñoom ñaar jël ay nataal de souvenir. Thank you very much. Mashallah. Thank you very much. I paid a personal visit to my brother, President Barrow, to thank him for the honor he did to me by personally attending the inauguration ceremony that took place on the 7th of January. I also have come to assure him that my new administration will continue the very good relations that we have had with Gambia. I have always had some relation with Gambia, both in official capacity and in personal capacity. I was part of the delegation that came when there was the impasse after that election. Together with Salif Johnson, President Buhari, we came and negotiated, and we are happy that Gambia's democracy has become consolidated. We also are happy that Ghanaian troops are here serving with ECOMIG,
And I've assured President Barrow that we will continue to keep our troops here so that we provide the secure environment for the consolidation of democracy that is taking place. We've been following the processes that have occurred with regards to truth and reconciliation, and we think that the process would help to exorcise the pain that people have gone through in the period where things were not as democratic as they are currently. We know that there are many other processes that need to be gone through, including bringing people to justice for crimes that were committed in the period of President Jammeh. We have discussed issues. Ghana gives its support to that whole process, and we also believe that, as President Barrow has always said, there should be a process where people who have been the victims are compensated for the pain that they have gone through. And I fully support him, and I believe that the international community should come and help Gambia so that a fund is set up to be able to give reparations to some of these people who have suffered. Ghanaians were involved. As you know, some of our countrymen were killed here in the Gambia. And so we're happy with the process that is going on to establish the truth, investigate what happened, and also to bring people who did that to justice, but also to compensate the victims' families and the victims, of those who are alive. And so he has our full support and our full backing. And so aside from that, we discussed issues to do with the sub-region, how we can take advantage of the free movement of people and goods, how we can take advantage of the African Continental Free Trade Area. We discussed issues of security in the sub-region, including what is happening in the Sahel, and how we can work as a sub-region to make sure that West Africa is a safer place for all our citizens. And so that's a summary of what the trip was about. And I want to thank President Barrow very much for the hospitality that we have received. He was personally at the airport to receive me, and I thank the Gambian people very much for your hospitality. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. As I said, we welcome you to the Gambia, and we thank you also for coming to the Gambia. This is your fourth outing, and your fourth destination is the Gambia. Definitely, we recognize that, and as is noted, we are honored by your coming to the Gambia at this very, very important time in your presidency. And also, we have to seize the opportunity to congratulate you for the resounding victory. Congratulate you for your resilience and your courage. And as I said, there is no school for experience. You are former president and you are now president. So we have no doubt that you will continue the leadership and you will continue where you stopped. And definitely, during these 8 years, we had a very, very good relationship between Gambia and Ghana. And we will assure you of our support. We will work with you to make sure that we take ECOWAS to the next level. And I thank you for coming to the Gambia, and I said for your first trip and your first destination is Gambia. We are very grateful, Mr. President. Thank you. Voilà, mi ngi noonu gannaaw bañ waxee ñoom ñaar le président wax ko si visite bu mu fi ñëw que ne am na si satisfaction neex na ko lool président bi tamit dalal ko ne kontaan na si ñëw bu mu ñëw le président Adama Barrow am mbégte lool si ñëw bu mu fi ñëw fii bañ jógee foofu mu di ko gunge pour mu dellu fee si Ghana ñu ngi waat nii si aéroport international de Gambie ànd ak son excellence le président Adama Barrow ak son excellence le président John Dramani Mahama fii si aéroport international de Banjul mu war ko gunge mu jëlaat vol delluwaat dëkkam fee di Ghana ñoo ngi nii si hall bi génn na pour dem jël vol bi saafonte ak takk der yi tàggatoo ak takk der yi ñu ngi noonu gis nga seen taxawaay bu rafet bi ñu ngi noonu voilà mu ngi leen di tàggu takk der yi di ko tàggu di ko ñaanal yoonu jàmm boo gisee xam ne
gisee image yi xam ne am na mbégte lool si visite de courtoisie bii mu ñëw fii si Gambia son excellence le président Adama Barrow amit moom mbégte lool recevoir collègue am bii di John Dramani Mahama fii si Gambia ñu ngi noonu di yëg di tàggatoo ak officier yi ñu noonu def tàggatoo ba pare def na tàggatoo ba pare mi ngi noonu di ànd ak moom di ko gunge pour mu yéeg si avion bi am mbégte ak satisfaction am mbégte ak contentement pour visite bii mu ñëw des mi ngi tàggoo ak ñenn si gouvernement bi vraiment c'est un plaisir kontaan lool bu ñëw bii mu ñëw fii si Gambia xaritam saafante baa ngi noonu macha allah tàggatoo na mi ngi noonu di yéeg si roppalaan bi kii di le président bu Ghana di John Dramani Mahama tàggatoo na ak son excellence le président Adama Barrow boo gisee ko noonu si nataal yi kontaan na am na mbégte lool si ñëw bii di kóllëreem xaritam di John Dramani Mahama ñëw fii nii si Gambia roppalaan baa ngi noonu tëj na mi ngi waaj a départ pour dem feesi dellu feesi dëkkam si Ghana voilà mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk internet yi safoo seetaan fii di seen site bi di GMB TV ba beneen yoon incha allah